mbokk yi asalaamaaleykum sant leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na li ci gën a fës ab mbir mu doy waar xew fële ca diwaanu Marsassoum benn apprenti tailleur moom moo jam beneen ndaw ba mu mujjee ñàkk bakkenam yëf yi daal di ko waral ñu ne ñoom ñaar dañu doon xuloo ñetti semaine ginnaaw ba juróom ci ay doomi Sénégal faatu fële ca Denver ca États-Unis ci ab lakk bu ñu def ci ab tayeef tey jii la ñuy xaar seen néew fii ci Sénégal njaboot gi nag ne ak enquête bi ni muy wéyee ñoom am nañu yaakaar ni ñu def jëf bu ñaaw boobule yoon dina leen teg loxo ba noppi àtte leen. beneen ponk ci xibaar yi muy di ARTP di kër gi ñu dénk muy saytu liggéeyu société de télécom yi ñoom nee nañu Orange am na ab wàññite bu mu nar a amal ci forfait Illimix yi nga xam ne indi woon na coow lu rëy a rëy bi nekkoon ci 4500 wàññi nañ ko ba 2200 bi ne woon 7500 ñëw na ba ci junni ak téeméer loolee ginnaaw ba askan wi ñu ci bëri doon ko métitlu fan yële weesu. beneen it ponk muy coronavirus beeg tolluwaayam fii ci réew mi Sénégal dafa mel ni dañoo nemmeeku ab wàññite ci cas communautaire yi ci tey jile téeméer ak fanweer yi ñu wàññi juróom fukk ak juróom yi lañu te du Sénégal képp la ñu gis wàññeekule boobule OMS gis ni ci Afrique yëf yi wàññeeku na téeméer boo jël juróom-ñett yi jàpp fukk ak benn ci semaine bi la weesu loolee lépp tënk la mbokk yi nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ la nuyuwaatee ba noppi mbokk yi xibaar yi dañ koy dooree ak benn gaal bu suux ci benn village buñ naan Xëna moo nekk ca région bu Saint-Louis maanaam Ndar ñu ne nag am na ñetti nit yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ndax dañoo réer ci géej gi ñu ngi leen di wër boobu ba léegi sax kenn tegagu leen gët am na yeneen ñaari nit yu nekkoon ci gaal bi jot nañ leen sauvé ba yóbbu leen kon juróomi nit ñoom ñoo nekkoon ci gaal googu le ñetti réer nañu ci géej gi ñaari ñi sauvé nañ leen ñu ngi wéy di leen seet ba léegi. beneen mbir bu doy waar xew fële ca diwaanu Marsassoum benn apprenti tailleur moom moo jam beneen ndaw ab dawalkatu moto Jakarta ba mu jaaree fa ñàkk bakkenam lépp nag ñu ne mi ngi tukkee ci ab xeexoo ci naka la ñuy jëfandikoo ab robinet foofulee dañ ci ànd ak suñu ndaw la ñu fa toogal di Bakary Konté. bi métti moo am diggante Sékou Sano nekk apprenti tailleur ak Bokar Seydi Diédhiou nekk conducteur moto Jakarta ci ni ñu utiliser robinet familial bi ndaxte benn facture bi 3000 francs bu mu ñëwee seen nijaay ne leen fu mu nekk nii nombre de nit yoo xamante ñoo nekk ci kër gi bëriwul waroo leen fay facture 3000 francs ci la ne nañu jël benn carnac daal di tëj robinet bi ci la nag conducteur moto Jakarta bi di Bokar Seydi Diédhiou jël carnac daal koy tëj bu Sékou Sano nekk apprenti tailleur bu mu ñëwee nag bëgg a jàpp mu gis ni dañuy tëj robinet bi loolu daal koy métti trop mu am xuloo bu mag boo xamante moo am seen diggante ci guddi ay 2 heures du matin ñi daal di xuloowaat xuloo boobu fu mu amee nag si la Sékou Sano daal di jël paaka daal di jam dawalkat moto Jakarta bi de Bokar Seydi Diédhiou mu daal di faatu si saa si 5 heures du matin présumé meurtrier boobu daal di jóg dugg ci bus pour Marsassoum Dakar pour nag mun a dem ci capitale nationale bi di Dakar wante nag gendarme yi nag nekk fi diwaanu Marsassoum ci la ñuy jël téléphone woo chauffeur bi nag bu ñu ko woowee expliquer le problème bi fekk mu ngi nekkoon ci diggante Sédhiou loolu nag bu mu amee mu daal di dem directement ci brigade bu gendarmerie bi Sédhiou daal fay déposer Sékou Sano koo xamante ni ñu ngi koy tuumal ñu ne moom moo faat ko di Bokar Seydi Diédhiou nekk dawalkat Jakarta fu mu nekk nii nag Sékou Sano mu ngi ci loxo gendarmerie si Sédhiou pour nag ñi daal koy enquête ci mbir mi nu mu xewee wante nag kooku di Bokar Seydi Diédhiou ko ñu faat nekk dawalkat moto Jakarta mu ngi ci morgue hôpital EPS 1 bu Sédhiou pour nag ñi daal di amal autopsie Marsassoum nag fu mu nekk nii tristesse bu mag moo fi am. ñu waxaat ci lu tiis li xewoon fële ca États-Unis rawatina ca Denver juróomi sénégalais yu bokk ci benn famille ñoom ñoo faatu woon ginnaaw benn lakk bu fa amoon te ñu def ko ci ab tayeef ñoom seen i néew ñu ngi leen di xaarandi tey jile ci Ndakaaru enquête bi nag mu ngay wéy te njaboot gi am nañu yaakaar ni fii léegi ab diir bu yàggul dara dinañ mën a xam ñan ñoo def lu ni mel ba noppi teg leen loxo ki yore kàddu njaboot gi Pape Dia la ñuy déglu ci micro suñu ndaw la ñu toogal ca États-Unis di El Hadj Ndaw. mbiru investigation bi ne la ñi ngi ciy liggéey détective yu police yu Denver vraiment ak toutes les autorités de la ville de Denver ñi ngi ciy liggéey waaye nag dafa fekk ni mbiru investigation bu ñu nekkee ci yoon am na lu bëri duñ ko mën a wax donc ñun ñii di wax ak yéen am na loo xam ni leeruñu waaye xam nañ ñi ngi ciy liggéey te ñi ngi koy topp
loolu moo ci jiitu. beneen bi ci topp mooy ci mbiru koor yi waaw jotoon nañu jébbal koor yi famille bi fii Denver Colorado ba koor yi jotoon na jóge fii Colorado dem New York te ñu ngi waaj pour ñëw Sénégal incha allah jàpp nañu war na yegg Sénégal mercredi ci guddi. ginnaaw loolu ñu wax ci coronavirus tey jii ci Sénégal wàññi nañu téeméer ak fanweer ci ay nit yu amee jàngoro bi dolleeku ci lim bi fi amoon ba noppi téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ñoom la ñu ne wér nañu ba dem nañu seen kër. ñi nga xam ne nag dañ doon jël feebar bi ci mbedd bi te duñ xam ku leen ko wàll muy cas communautaire mel na ni wàññeeku na ba siile ndax tey jii juróom fukk ak juróom lañ ci wàññi. am na it kenn nit ku faatu. ñu déglu docteur Mamadou Ndiaye di directeur de la prévention ci ministère de la santé. ci junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent test yi nga xam ne def nañ ko ci laboratoire yi téeméer ak fanweer ñoo ci positif ci ñooñu positif am nañ ci juróom-ñaar fukk ak ñeent cas contact am nañ ci benn cas importé mooy ku jóge bitim réew te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci juróom fukk ak juróom cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji te xamuñu ku leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Géejawaay am ci ñeent Parcelles Assainies am ci ñeent Saint-Louis am ci ñeent Ziguinchor am ci ñeent Liberté am ci ñett Mbao ñett Mariste am ñett Thiès am ci ñett Touba am ci ñett Jëppal am ci ñaar Kaolack ñaar Mbour ñaar Ndofane ñaar Wokam ñaar Tivaouane ñaar Mbao benn Cité Keur Gorgui benn Kanel benn Kédougou benn Kër Massar benn Mamel benn Matam benn Mermoz benn Rufisque benn Sicap Foire benn Sokone benn et zone de captage benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar si malade yi ñu hospitalisé woon wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci àllande ñeent fukk ak ñett ñu nga ci réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb talaata ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août 2020 bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan tey ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal jot na woññi fukki junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn cas positif mooy maanaam ñi jot ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag juróom-ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñaar wér nañ si ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak juróom fukk ak juróom-ñett si loxo docteur yi wala ci hôpital yi. coronavirus ci Afrique nag mel na ni wàññeeku na ci ay réew yu bëri lu ci mel ni Sénégal Algérie Kenya Ghana wala bokk Afrique du Sud. OMS di organisation mondiale de la santé mi ci def ay jàngat nag moom moo ne semaine bi la weesu muy ñi amee jàngoro bi wala sax ñi faatu wàññeeku nañu jàpp téeméer boo jël juróom-ñett ya ba téeméer boo jël fukk ak benn ba loole mooy boo jàngatee ci réew yëpp ci Afrique waaye am na yeneen réew yoo xam ne moom yëf ya mu ngi fay gën di tar lu ca mel ni Uganda ñoom am nañu ab yokkute bu taratar muy téeméer boo jël sax romb ñetti téeméer ya Éthiopie Namibie wala Nigéria tamit nekk na réew yoo xam ne jàngoro bi daf leen la jël 8 jamono ji. ñu wax ci leneen mu di Tobène ak mbir ya fa xewoon tribunal grande instance bu Thiès nag tey jii ñaar fukk ak benn ndaw yañ ca doon topp bàyyi nañ leen ñu dem toppeetuñ leen dara ndax sax amuñu woon ay firnde yu doy ginnaaw àtte bi doxoon seen digg ak ICS yëf yi daal li ko waraloon mooy ab xeexoo diggante ay ndaw ak ay gendarme yu ICS yabaloon ndax ñu daal di sàmm seen benn ndaw bu ñu fa yabaloon ngir mu xool fa ñuy liggéeyee fan lay yem ci suuf si dañuy déglu maître Ba moom mooy avocat ndaw yooyu lay ci micro Cheikh Anta Diop. suñu clients yi dañu sant yàlla parce que déjà décision bi ñu ngi ko doon xaar dans la mesure où bi ñu plaidé ba pare mayoon nañ leen liberté provisoire ñu ngi doon xaar aussi ñu àtte bi nga xam ni du am sikk sàkk dafay leer nañ àtte bi nag am na tuuti lu ci xaw lëndëm am na aussi lu ci xaw metti parce que
ci délit principal bi ñu leen doon toppee dañ leen relaxé au bénéfice du doute maanaam juge bi nee na am naa ci jiixi jaaxa donc du ma leen bàyyi à 100% relax au bénéfice du doute la avocat nag bu demee ci dossier bu mel nii gis ñu tooñ client am jaay ko doole nangu alala dóor ko gaañ ko ñëw di ko àtte te amuñu base buñ ko àttee même gaañu bi ñu doon wax sax gendarme bi gaañu nañ ko ils n'ont pas été capables indi ay certificats médicaux yu ko attesté certificats médicaux mois de janvier la ñu indi vraiment dossier bu mel noonu difficileul ba juge war ci mën am doute quoi. mën nañoo wax ni mbégte la ci ñun le fait que ñu bàyyi leen ñu delluwaat seen i kër mais ñun dès le début xamoon nañ ni ñii nii dañ leen di bàyyi ndax defuñu dara moo tax dañoo mës a am esprit tranquille doon nañ gën a xaar sax ñu bàyyi leen ni toppewuñ leen dara defu leen dara dem leen ngeen ñibbi loolu sax loolu lañ doon gën a séentu mais toujours est-il que am nañ mbégte ci bi ñu leen bàyyee ñu dem ñibbi seen i kër. di wax rek que combat bi nga xam ni moom lañ doon continuer di mener mooy que population yi li ñu doon sàkk pour ñu yokk barème d'indemnisation bi xoolaat ko ba nga xamante ne population yi nekk foofu dañ gis seen bopp ci industrie chimique du Sénégal loolu la ñuy continuer di ko mener. dellu si Ndakaaru ak coowal woote gi déggoon ngeen fan yële weesu ñi koy jëfandikoo rawatina Orange di naqarlu Illimix yeeg ñu ne dañoo yokk njëg gi tey jëlee ci ab daje bu mu doon amal ak taskatu xabaar yi ARTP ne nag Orange wàññi na yenn ci forfait yooyu la Illimix yi ba nekkoon 7500 wàññi nañ ko ñu ne ba 4500 ba ne woon 5500 ba 2200 ginnaaw coow lu rëy li mu indi woon waaye terewul tamit ndaje bi taxul ba lépp lu ñu bëggoon ci ay laaj ñu indi ci ay tontu Ibou Diouf fekkee na ko ak Jafara Ba. Je reste ouvert et disponible à mon bureau. ndaje mi ak taskatu xibaar yi ñu ngi ko doon xaarandi bu baax a baax ndax ci lañu waroon aju lépp lu jëmale ci li nga xamante ne mooy offre téléphone yi nga xamante ne jamono ji waa Orange dañ ko jagleloon askan wi te mu joroon coow lu bëri ci cappaandaw ga nag ki nga xamante ne mooy njiital ARTP lii la leen baaxee. La Sonatel a proposé l'introduction sur le marché de nouvelles offres alternatives. bokk na ci matuwaay yi ñu jël wàññi bu baax a baax loolu nag gannaaw ay waxtaan yu doxoon diggante ARTP ak itam association consommateurs yi ak ñi nga xamante ne waaye Orange ci loolee la ñu jël ay dogal wàññi li nga xamante ne rek mooy offre yooyu ndax boo jëlee bi nga xamante ne moom lañ doon jaayee 4500 wàññi nañ ko ba 2200 te loolu tamit dañ ci toftal juróom fukki simili yoo xamante ne di ci mën a wax ak téléphone ak opérateur téléphone yi fi nekk yëpp offre bi ñu duppee volume data dañu ko doon jaayee 7500 francs ñu ne nag gannaaw waxtaan yi juddu ñu ngi koy fas yéene di jaayee jamono ji 5500 francs. Descendre à 5500 pour l'offre à dominante data avec 3 gigaoctets de données en sus et une baisse du volume de communication. ñu bëri nag ñu gis ne am na lu bëri lu leen manqué ndax dañu ñëwoon tey ngir leeral ay poñ yu bëri bokk na ci li nga xamante ne rek mooy lan moo waraloon yokkute boobu lan moo ci taxawaayu nguuru Sénégal ak nees mën a def ngir li nga xamante ne mooy nekkinu askan bi ci jëfandikoo saa su nekk li nga xam ne moo aju ci wàllu téléphone ak internet ñu mën ko sàmm bu baax. offre bi nga xamante ne dañ ñëwoon 4500 la ñu wàññi ko ba ci 2200 francs bu ajoo nag ci li nga xamante ne beneen offre bi gënoon rëy te ñu ko doon jaayee 7500 francs nee na nag waa Orange fas nañu yéene wàññi ko ba ci 5500 francs. ñii nag seen aajo fajoogul ba léegi muy ña yeewoo ca diwaan boobu la ñu naan Njowaar nekk ca région bu Fatick askan wi ci lëndëm la ñuy dund dañ cee tàyyi courant lañ soxla jamono jile ñu ne boobu ba léegi ñu ngi xaar rax ci dolli diwaan bi dafa gën a yaatu année yi weesu muy at yi weesu nit ñi fa dëkk gën a yokku kon faaw ñu xëccal leen courant Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. digganteem ak commune bu Fatick daanaka ci ñetti kilomètres rek lay toll village bu Njuwaar nag ba léegi lëndëm la ñuy jooy moo tax nag ñoom ña fa dëkk doon yàgg wax ne dañu bëgg ku leen fa indil courant fi mu ne nag seen maire mënatuñ koo nëbb ba tax na dañu génn jàkkaarloog taskatu xibaar yi ngir yuuxu seenuk maire. jafe-jafe Njuwaar bari na lool waaye liy priorité mooy actuellement mooy wàllu courant bi ndax dëgg-dëgg dañuy dund ci insécurité bu mat sëkk total. Les chiens errants guddi gi ak sàcc yi ñax mi ak jaan yi yooyu yëpp doon loo xam te ni problème la xale yi amuñu nu ñu jàngee ndax amuñu lumière guddi xataa suñu portable yi sax boo demul ca biir Fatick doo am foo ko chargé
te pourtant ñun ñu ngi taxaloog Fatick. ndaw si nag ab mère de famille la lampe torche la yor ci loxo bi ngir wane ne ab galère li ñuy dund moom sax nee na doomam yi daanaka ngir ñu njàng mu normal ay jafe-jafe la. sonn nañ sonn goo xamante ne nii foo ko tëkk rek passé na ko. suñu doom yi ñi ngi war a def examen kenn amul tey man sama doom a ngi nii dafa yendu tey école ñibbiseegul ba heure bi ndax bëccëg la mën a jàng mënta jàng guddi lampe bii ngeen ma gis ma téye dama ciy jënd weer bu nekk lu mat 5 lampe ndax bëgg samay doom mën a jàng léegi bu guddi jotee wóolootoo jël sa doom yóbbu ko ci kenn mu di ko jàngal ndax ñax mi te lëndamaay la ñuy dox. naka ñu ni dafa mel ni kenn faalewu leen ndaxte seen jafe-jafe ñàkk courant gi joytu nañ ko ci autorité yépp daanaka waaye ba léegi amagul benn saafara. autorité nag kenn du wax ne yëguma ko waaye lu tax booba ba léegi actuellement ñoom amul kenn ko xam seq na jéegoo jéem a def dara ci dëkk bi injustice nag mu ngi am parce que ñëpp ñun ñoo yem ci Sénégal. pourquoi Fatick gi nga xam te ne dañoo takkaloog moom ñu yeewoo ci courant ñu yeewoo ci lëndëm. village boobee nag ña fay yeewoo ne ñu daanaka toll na ci 1200 habitants waaye ba léegi ab école élémentaire amu fa xale yi bu ñu bëggee jàng dañuy def ay kilomètres yu sori loolu itam bokk na ci seen ay naqar yu ñu bëgg ku leen ko fajal. Aminata Goudiaby yeneenub métit fële ca bët saalum réew mi rawatina ca Oussouye ak ca commune bu Diembéring ña fa nekk li ñuy tiit kay mooy géej gi nga xam ne at wu jot dafay xàppati ci suuf si foofu le daanaka lu toll ci 20 mètres ci ay suuf wala sax ay toolu ceeb te loolu booy xool ci Sénégal gi yëpp ci xayma yi ñuy am at wu jot ñu ne nag ful nañ ko fukki yoon ñu ne ba tax na état bi képp la ñu gis ni moo war a mën a saafara loolee ci jafe-jafe reportage Boubacar Dia si Lamine Mandiang. ay filao yu dee te nekk ci suuf te bari lool ay faro yu yàqu yaxeet ci ay kilomètres yu bari lu ni mel mooy résultat érosion côtière ci dëkk kaw gii di Diembéring mi nga xamante ni suñu sukkandikoo ci kaddu yi askan wi ca yeewoo fii rek at yuy ñëw ndoxu géej bi mën na ko nangu. érosion côtière côté bi la gën a am doole am na ay espace yoo xamante ni sur la base de ay gëstu yi ñu def parce que y a quand même des chercheurs yi nga xamante ni def nañu ay gëstu ci doctorat sur la base de seen résultats yi jàpp nañ ne am na ay endroits yoo xamante ni ba ci 20 mètres sax at bu nekk Diembéring donc da koy perte kooku nag dafa jéggi dayoo parce que ñun ñëpp xam nañ ne la moyenne nationale c'est autour de 2 mètres par an moyenne nationale bi c'est 1,5 ba 2 mètres par an fii bu ci Diembéring bu ñu demee bay perte près de 20 mètres par an dafay wane ni jafe-jafe bi fii la gën a nekk. Également, nous avons constaté que Diembéring risque de disparaître si rien n'est fait. ngir arrêté lu ni mel askan wi yeewu ci gii gox daal di wut ay pépinière ngir samp ay garab waaye di ñaan nguur gi mu daal di gunge leen. activité principale commune bi hôtellerie la bu ñëwee mu def ay brise vague ak partenariat bilatéraux yi bu ñëwee ñu def ay brise vague balaa vague yi di yegg si dina toj dina fekk géej gi développé wu suuf si dem loolu rek la ñuy ñaan nguur mu ñëw ba pare si seen tiroir yi am nañu benn projet port à grand eau bu ñu defoon ñikin parce que bu ñu koy def dañuy réaménager côte bi ñu indi experts yi ñu mën a profiter aussi si réserve foncière ba fi nekk loolu rek la ñuy ñaan nguur. askan wi yeewu ci gii gox jàpp ni diiru ay fan yu néew war naa mën a sampaat lu mat 10 000 plan. dañuy des ci alam bi ba léegi wax ci wàllum jëmbat garab ngir fexe nag ba jur gi di mën a lekk lu doy ak ni mu waree am na benn mbootaay bu ñuy duppee Salibé Yaware ñoom jëmbat nañu ay garab fële ca forêt classée ba nekk ca Bandia ca département bu Mbour ñoom di ay sàmmkat nag ñu ne état bi faw mu def kéem kàttanam ba sàmm lépp luy àll nekk ci wàllu woowule fexe it ba yenn saa yi ni ñuy nangoo ay suuf mu daal di dakk ak xeexoo yi diggante ay baykat wala ay sàmmkat foofu Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. ngir aar àll bi fexe tamit ba jur gi am li mu lekk ñi di yëngu ci wàllum càmm gi daal di ji ay garab ci forêt classée bu Bandia. boo gisee tey Sénégal bu demee ba ay mois de juin nga gis sàmm yi jiital seen xar yi seen nag yi seen béy yi jëm côté Jolof jëm côté Saloum foofu dafa am garab day teel a taw loolu moo tax muy teel a taw muy am ñax bu bëri léegi nag fii ci ouest bi nag problème bi mooy day yeex a taw te xool nañ xam ne ñàkkum garab moo tax muy yeex a taw léegi moo indi nag ñun tamit ñuy góorgóorlu ci jëmbatum garab. seen kuréel gi nga xam ne ëmb na ay sàmmkat di ñaax kilifa yi ñu fexe ba ñu aar àll bi ñu yokk tamit di xamle ni bëgg nañu ab ranch ci seen zone boobu. sàmm Sénégal yëpp ñaan nañu
ñu may leen forêt classée de Bandia ñu defal leen ko ak mini ranch benn ranch ci Sénégal rek dafa nekkul loo xamante ne lu jaadu boo gisee jàmm am diggante sàmm yi ak béykat yi mooy maanaam dañoo am forêt classée de Bandia mais fi mu nekk tey bu ñu toogee ba tey ñu jël ay nit wala ñu jël ay partenaires ñoo xamante ne dañuy béy wala dañuy def ay industrie bu ñu duggee ci biir àll buñ ko tojee ba pare sàmm yi ak béykat yi ñooy des di tojante ay bopp. kuréel gi nga xam ni ñu ci bokk ñu ci ëpp ay sàmmkat lañu di xamle ni rek jëf gi nga xam ni moom la ñu doon def mooy wuyu woote njiitu réew mi nga xam ni dafa ne na ku ne daal di ji ay garab waaye tamit fexe ba aar leen. jëwrin bi ñu dénk mbay mi nag moom mu nga woon fële ca boori Goudomp moom Moussa Baldé ne am na yaakaar ak taw bi ñu nemmee ko ren jile ni li ñuy jëlee ci tool yi dina baax moom mu cay dolli it ni suuf si ñu defar ba noppi liñ ci defar ren jile mu ëpp fuuf li ñu defaroon daaw moom Moussa Baldé ay kàddoom Bakary Konte ak Xaali Jaame ñoo ko taataan. xam ngeen ne département Goudomp mbéyum ceeb moom fii la fekkee baax mais malheureusement seen vallée yi dafa am xoxom si daf ko dugg bu baax a baax wante gis nañ loo xam ne vraiment dañ ci am mbégteel bi mooy gis nañ ne li ñu béyoon daaw presque béy nañu lu ëpp loolu ñaari yoon ren lu tax boo demee Birkama daaw 300 hectares 300 hectares la ñu béyoon ren béy nañu 500 hectares ci seen vallée bi lu tax parce que dañu am ñaareelu tracteur bi fa ñëw donc ça veut dire que machines yi ñooy yokk aussi production bi donc boo ñëwee Niafor ñoom tamit amuñu woon machine ren am nañu motoculteur passé nañu 100 ba 200 donc gëm nañu ne en tout cas emblavir yi ni ñu ko gisee depuis Ziguinchor ba Sédhiou dañoo yokk bu baax te ndox mi dafa yokk donc gëm nañ ni production bi dina yokk bu baax a baax muy région Kolda Sédhiou wala région Ziguinchor ñu gis aussi ay vraiment benn citoyen boo xam ne Père Ndong Joseph Ndong mi nga xam ne dafa regroupé waa Simbani Mbalaan ba ñu mun a jëlaat seen vallée mi nga xam ne xorom si moo ko lekkoon ñu ngi leen di féliciter vraiment parce que ren béy nañ fa 40 hectares yu am solo alors que géej nañ fa béy ay ate mais li ci des mooy vallée boobu maanaam 1000 hectares la 1000 hectares yi dinañu fexe ba suñu programme yu bees yi muy Proval ak PAPSEN ak yeneen ñu fexe ba 1000 hectares yi ñu mën ko béy ci fii ba 3 ans. ñu jàpp it ni ci diggante 2016 ba 2020 li ñu bay ci ay banaan fii ci Sénégal daanaka jàll na ci 2,8 junni ci ay tonnes ñëw ba ci 4,4 junni ci ay tonnes mu di loo xam ne dafa yokk bu baax a baax agence française de développement jaarale ko ci banque agricole nag génne na ab ndimbal mu di 1 milliard ak lu ëpp 300 millions ngir fexe ba lépp li ñu namm ci filière boobu la ñu mën koo jot am na benn association sax bu yëngatu ci filière banaan bi di Taare groupe foofule mi ngi jël lu toll ci 1,2 ndaw di leen jox xëy foofu Moussa Oumar Gueye Amadou Diédhiou ca Tambacounda. ko ci jiw mi ci wàllum banaan ba fi nga xam ne fa lañ koy góobee ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Yëllitaari groupe ci ndimbalal seen ay partenaires financiers banque agricole daal di jot 1 milliard ak 300 millions ci suñuy koppar ñu bëgg Sénégal lépp loo xam ne dañ koy yóoti ci wàllum banaan bu doy nekk li nga xam ne dafay yemb. moo tax étape bu njëkk bi ñuy visité gisu leen foofu banaana bi ñuy dagg mais gis ngeen foofu banaan bi ñuy def ci pot avliol gis ngeen ko fi ñuy def ci mise en pot gis ngeen ko fi ñu koy planté léegi ñëw nañu fi ñu ko war a récolter composition loolu yëpp moo tax banane de qualité maanaam def nañu ñu financement 1,356 millions. di directeur général bu banque agricole di rafetlu ñi nga xam ni jot nañ leen fa recruter ñuy liggéey ci wàllum banaan mu war a toll ci 1,2 junni nit yoo xam ne ñu ngi fay xëy rawatina soxna yi ak waxambaane yi. fu mu dem samp fa périmètre fexe na ba waxtaan ak waa dëkk ba jubboo ak ñoom. defar na ay périmètre pour jigéen ñi mën a def maraîchage fexe na ba jël waa dëkk ba ñu nekk ay employés ci périmètres yi di liggéey te di bokk ak ñoom la fay génn loolu aussi je pense que lu am solo la parce que suñu préoccupation la. ci jamono ji nga xam ne nag ñu ngi ci jamonoy góob lépp loo xam ne dañ ko bay ci wàllum banaan ci zone Wassadou Pakour ak Saare Waña mu nekk nag lu jàmp ngir nag ñu yeesalaati yoon yi ndaxte kat bu fekkente ni bay nañu ba góob bu amee yéexte ci wàllum nuñ koy génnewee ngir yóbbu ko jaay ko mën na am ay yàqute yoo xam ni dafay am ay jeexital ci wàllum koom.
jërëjëf Moussa Oumar Gueye tuuti tàggat yaram ci biir xibaar yi rawatina basketball ak jamono ji ñu jàpp ni daal dafa bëri ay coowoo ba tax nañu cay yëngatu dañoo taxawal seen association bopp ñu duppee ko Convergence pour le renouveau du basketball au Sénégal ñoom lañ ca nam rek mooy fexe ba nee nañu fédération bi lépp luy ay charte ñu respecté ko teg ci li ñuy doxalee ci wàllum koppar ñu leeral ko ñëpp xam ko ak yorin bu rafet dañ ciy déglu kenn ca ñoom mu di Mamadou Vieux Ndoye bokk ci CRPS boobule ci CRBS ci micro Cheikh Tidiane Diaw moo nekkoon ganu info du matin. dem nañ Louga week-end bi passé samedi pour toog waxtaan foofu ci invitation suñu naataango yi nekk foofu ñoom Ama Dieng Maguette Diouf et cetera donc daje nañ fa nit yi jógee zone sud zone centre zone nord ak zone ouest léegi daanaka liñ fa jëlee waxtaan bi jëlee nañ fa lu bari waaye ci ñetti fànn lañu gën a axé suñu solution yi mooy maanaam ñu fexe ba texte yi di tënk basketball sénégalais fédération bi respecté ko ak ñu càmbar wax nit yi que ne xaalis bi fii lañ ko dugal ak nii lañ ko dépensé et puis ñetteel bi mooy kumba ndey ak kumba amul ndey bi am ci basket bi yooyu tamit ñu wut ci pexe parce que soo xoolee bu baax ñu ci bari dañuy toog di ñaxtu par rapport ak fédération bi yenn décision yi muy jël wala ñi muy sanctionner yooyu daanaka loolu daal lañ fa tënk et puis génn fa déclaration. Vieux Ndoye kon bokk ci mbootaay bu bees boobule di yëngatu ci wàllum basketball dañuy jàll ci yëglekaay yi xëy tey ñu àndi ci El Hadj Assane Gueye. wàllu parrainage ngir mbër yi bëgg a bokk ci élection gox-goxaan yi ñëw atum 2021 du doon ab sas ci benn mbër maanaam dindi nañu ko ca loolu mooy li nga xamante ni moom la aji politique yi doon waxtaan ci kaw dialogue national bi juboo démb observateur xëy duppee ko le New Deal baara yëgu gu bees geneen ci dialogue politique bi muy parrainage wàllu marche yi di mbiram article 80 paluk maire yeeg seeni adjoint lanu ca juboo nag yéene kaay bi ne ab tënk lañ koy def taxañ maanaam dib rapport tey jile les échos leeral ñu nag ne lu jëm ci nañ daa fale adjoint au maire yi moom dara soppeeku wu ca juboo wunu it ci li nga xamante ni mooy dindi fi cumul gi maanaam nekk président ba noppi nekkaale njiital parti politique le quotidien ne parrainage gi ci élection gox-goxaat yi da dul am waaye lu jëm ci watey député ak palak njiitu réew moom waxtaan yi ci fànn woowee dañu ko ajandi liggéeyu bànqaas ba yittewoo mbiram politique ci dialogue national bi nag laas ne rapport d'étape bi maanaam lan ca tënkandi tey lañu koy dal di jébbal président bi Famara Ibrahima Sagna yéene kaay bi ñëwaat nag ci lu yaatu ci rëdd yi nga xamante ni ci lañu juboo ci wàllu anami wote win mbiri palum njiitu réew nag le témoin xëy dànkaafu ay boromi xam-xam ñu ne ci wàllu yoon ci troisième mandat Macky Sall conseil constitutionnel ñu ne ñoo ko njëkk a daganal muy maître Souley Makodou Fall avocat ca barreau bu Paris di professeur droit constitutionnel bi di Babacar Gueye ñoom ñëpp seen xalaat mooy amul dara lu mën a tere ci wàllu yoon président Sall yóotuwaat ñetteelab mandat moom président Macky Sall nag le Soleil xëy xamal ñu ne ma nga ca France tey jii sax mooy doon gan ak kii di président Macron la ko fa yóbbu nag ca France di kuréel ak patron yu France MEDEF waral yéenekaay bi di l'info xëyee nataalam moom président ne le MEDEF déroule le tapis rouge à Macky Sall maanaam lalal nañu ko série rabal ya ngir mu jàll la tribune moom mel ni ku ca yéemu ci googee ngan ndax ci gis-gisu yéenekaay bi Macky Sall dafa teew ca France ngir luy suqali entreprise yu France yooyu entreprise xeetoo ca France Sénac ca la Vox Populi ne Thierno Alassane Sall ci téeréem bu mu génnee fan yi lakk na népp doom péage yu buur Sénac buur la ko tudde ndax mu ne ci wàllu jëfandikoo gi ñeel yoon wi di péage gi moom Sénac nu ko ca neex lay doxalee ne buur buy fayloo nit ñi bëgg a jaar ca yoon ya jaar ca dëkkam teg ca nag ñu ne tuddee faf autoroute bi turug njabootam Sénac SA ceeraayu péage gi Thierno Alassane Sall ne dara warlu ko lu may nanu mooñee marché yi moom Thierno Alassane Sall nag téeréem bi da caa defi affiche daal di ca def baxa yu baax fan yi fu ne mu daal di ko gaaral ci dëkk bi waaye am ñuy wuyoo démocratie ca nekkul seeni biir xol jël peinture yu ñuul xëpp ko ca xëppeet waral les échos jàppe leen ay bandi jëfi bandi dëgg autoroute beneen Ila Touba gi source a ne état bi client beneen lay wër jamono yi ginnaaw chinois yi ñu ngi waaj a takk seeni bagage ngir dem yéene kaay bi nekkoon na milliardaires yi pare marché ngoog marché yi dund gi nu fi doon séddale nag ngir njaboot yi loxo yi jotul ginnaaw gi ci njëlbeenug mbas mi of nag doon ca déglu ku mel ni Guy Marius Sagna laas ne la mu waxoon rek ci njëlbeen maanaam njuuj njaaj gu am diggante Mansour Faye ak député Diop Sy la waxaat rek moom Guy Marius Sagna ci kanamu of nag libération ci wàllu njuuj njaaj wax moom ci ñu doon jaay lu jëm ci wàllu nationalité sénégalaise bi ay syrien ki libanais yéene kaay bi ne homme d'affaires bii di marocain Fouad Chouawi altine ji lañu ko daal di jàpp tëj complice am ñu ne di kam daal lëngool ci liggéey bi Abdoul Ahad Agne di agent ca ministère de la justice dafa daw jamono
jamono yi nañ daan liggéeyee nag mooy dañuy laalaat di décret président nationalité bu ca ne ñu jaayee ko $1 million. enquête xëyee dund askan wi ak liñ ca nemmeeku fan yi ne fitna bari lool ci biir njaboot yi ay reye gaañee métti talaate ci biir kër yi ak ci sëy yi yëpp ci yéenekaay bi Ousmane Ndiaye di psychosociologue ne li njabootu Sénégal yi bu njëkkaan dafa yaatu woon lool déggoo am ci waaye léegi tasar lay faral di def ndax li nga xamante ni mooy réeru yu bari ci biir ñu jeexale sport gi ak stade yéenekaay mi xëyee nataalu joueur football bu mag bi di Lionel Messi ak càkkute foom ne dafa bëgg a jóge Barça contrat bi ci boppam la bëgg a jeexal jàpp ne 10 juin bi romb la daal di jeex équipe bi ne ko déet fanweeri fan ci weeru juin 2021 lay doon yéenekaay bi ne ko mooywul nag ci réeroo lañ jëm record ne su boobaa Barça duñu ko ci defal benn cadeau record waxit ci xibaar yi laam-laamee gi ci ñi gis ne Messi fu mu bëgg a dem feneen mooy ca Manchester United Paris Saint-Germain Real wala fu mel ni Inter Miami wàllu lamb sunu lamb moom la mu njort mooy beneen réeroo am ci écurie Fass ginnaaw bàyyi ga fa Papa Sow bàyyi woon ndax ñu ne ci xibaar yi ñu jot Gris Bordeaux ak waajulug revanche am diggam ak Balla Gaye 2 saison bii di ñëw lay doon Gaston Mbengue ko tëgg waxagu ca moom Gris Bordeaux ak Tafa Gueye ci gàttal da ko zappé ca moo ne Tafa Gueye mooy directeur technique bu écurie Fass moom Tafa Gueye nag ñu ne ci presse bi sax la yëgee ni Gris Bordeaux encaissé na 10 millions bay sàkku 15 millions yeneen ci promoteur bi sunu lamb ne moo waral Tafa Gueye yéegu ci yàbbeegu ci di xaar ñu saisir ko officiellement yéenekaay bi di sunu lamb la mu njort rek mooy Fass faf def ay morceau maanaam tas. jërëjëf El Hadj Assane Gueye sant ko gërëm ko Mamadou Ndiaye ak mairie bi egsi nañu li xew ci biir internet bi ci kanam tuuti incha allah Mamadou Ndiaye maa ngi leen di ziar. ñu ngi lay delloo ziar soxna Naata di ziar téléspectateurs yi wax nga ko waxtu bi jot na boo jeexalee rek ñu ñëw tàmbali gën a yaatal li xew ci biir internet bi. ci kanam tuuti mbokk yi des leen ak ñun 19h30 incha allah yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.